Assalaamu aleykum fidèles auditeurs et auditrices bu sunu kër FM comme ni ñu baaxoo di ko defee alxames bu nekk bu 16h jotee Cap Sénégal naataange ci njiitalu Abdoulaye Fall en partenariat ak sunu kër FM di leen di digtal seen émission politique de développement local et rural ki leen koy defal di Soxna Marième Sall tey ñuy dalal ci plateau bi une femme leader une femme de développement. muy kan muy Soxna Awa Thiandoum yi nga xamante ne saa yuñ ko woowee mu wuyu suñu am yéene partager ak ñun xam-xamam expérience am au bénéfice du développement du Sénégal kon nag ñu ngi koy jaajëfal kon nag Soxna Awa maa ngi lay nuyu di la ziar te di la jox sa wàccuwaay may am mbégte bu mag di la recevoir ci plateau bi tey ñu fas yéene waxtaanee thème bu beesaat tàq mooy ci ban fànn mbay mi thème bi tey muy l'agriculture un levier stratégique de développement local kon nag Awa balaa ñuy xuus ci waxtaan bi ma bàyyi la nga nuyu auditeurs et auditrices bu sunu kër FM après ñu tàmbali. jërëjëf soxna Marième Sall maa ngi lay nuyu di la ziar yow ma dalal ci plateau bi di nuyu auditrices yi ak auditeurs sunu kër FM maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm wér ak wérle maa ngi leen nuyu bu baax soxna Marième sama alpulaar bu baax bi bu nga xam ne macha allah xam am na ko lool ma lay wax ne damay am mbégte tey ñëwaat toogaat yow ci sa plateau nga invité ma may nuyu PDG sunu kër FM di nuyu tout le personnel staffam yëpp maa ngi leen di nuyu ci kaw ba ci suuf ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di wax auditrices yi ak auditeurs yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf soxna Marième agriculture levier stratégique de développement local la loolu man yàgg naa koo wax dama koy wax du tey xam nga lu tax bu levier boo koy xool sunu nit ñi buñ ko doon wax levier mooy comme loo xam ne day yëkkati di tourner mooy manuel loolu mooy levier agriculture nu mu nekkee levier stratégique mooy agriculture ci boppam moom mooy levier boo xam ne ci la ñuy jàpp tourner suñu tourner li nga xam ne lépp moo nekk ci engrenage bi ci système bi nga xam ne dañ ko rofalante ak ay engrenage système boobu yépp mooy dox moo tax ñu ne l'agriculture est un levier stratégique du développement local moom ci boppam moom ci lay activité yépp jokk moom su doxee lépp dox moom su taxawee lépp taxaw moom su amee jafe-jafe lépp am jafe-jafe loolu tax ñu ne levier stratégique la. jërëjëf Soxna Awa fay naa la lu bare sama séeréer bi yow daal amoo moro kon nag Soxna Awa ñu xuus ci waxtaan wi ak votre loi de finances rectificative bu 2017 mu méngoo ak objectif yi nga xamante ne moom la plan Sénégal émergent visé nemmeeku nañ ko ci ne mbay mi dañ ko ci jagleel place bu mucc ayib ñu gis ne gouvernement bi prévoir woon na ci 153 milliards de francs CFA pour relancer économie sénégalaise
et aussi tamit teg dëkk bi ci yoonu émergence. waa ci xaalis boobu bu takk boobu investissement yi ñu di ko amaloon ci wàllu équipement monde rural, ci programme national d'autosuffisance en riz, ci programme domaine agricole communautaire. kon ñu gis ne ci nouvelle politique de l'État boobu agriculture dañ ko considérer comme un levier stratégique de développement local. mooy ci li ma nemmeeku rek waaye nag soxna Awa damay tourner nag ci yow laaj la, est-ce que êtes-vous du même avis? jërëjëf soxna Awa, tënk nga levier stratégique bi nga xamante ne firndeel nga ko encore ne loolu la. kon mu nekk li nga xamante ne système la, engrenage bu doxee lépp dox, bu taxawee lépp taxaw. kon nag loolu moo tax nag ñu teg ko au cœur des activités. waaye nag Awa may laajte sama deuxième question, yan xeetu mbay moo am ba nga xamante ne nguur mën na cee sukkandiku ba di xaar croissance du produit intérieur brut? ndaxte naam ca 2017 de ñu ngi ko doon xaar ci 6,8%, ba suñu atum ren gi muy 2020 xawma ci fan la ci toll. waaye léegi man sama question Awa mooy, quels sont les différents types d'agriculture existants? waaw Mariam, maa ngi lay am mbégte ci sa laaj boobu. am na solo lool ndax mbay dafa bëri, façon yi ñuy bayee dafa bare. am na agriculture intensive, am agriculture extensive. intensive moom surface yi nga xam ne dañ koy bayee dafay yem, mais extensif mooy agriculture boo xam ne ay hectares lay jël, lu rëy lay doon. soo koy xanaa xayma mooy comme agrobusiness, ay 1000 hectares ay 500 hectares yooyu la ñuy jël. loolu mooy l'agriculture extensive. te nag ci Sénégal ñun ci mbay mi nga xam ne moom lañ tënku mooy ci ëpp agriculture familiale la. 80% ci agriculture Sénégal agriculture familiale. agriculture familiale mooy lan? mooy agriculture bi nga xam ne famille yi ñoo ko gérer. bu ñu bayee ba pare lii ñu jël ko conserver ko, lii ñu jël ko consommer ko, li ci des ñu commercialiser ko. loolu la agriculture familiale tëddee, te 80% wu baykat yi Sénégal loolu la ñuy dundee. te itam ma fàttali que ne baykatu Sénégal yooyu ñoo am mission pour nourrir le Sénégal. kon ñooñ ñu jar a jox gëdd lañu, ñu war a jàppale lañu. suñu paree ci loolu ñu ñëw ci agriculture bi nga xam ne agrobusiness la, mooy maanaam multinational wala un particulier bu am xaalis ñëw cib dëkk jënd fa ay hectares wala luye fa ay hectares yu bari di liggéey ak ay machines, mais généralement dafay spécialisé wu ci dara. soit mu spécialisé ci la culture de l'oignon et des pommes de terre, soit muy spécialisé wu sur la culture des haricots. agrobusiness boobu nag moom lekk tax koo jóg. ci dëkk ba mu koy bay déedéet, su bayee tam da koy jël, c'est lié destiné directement à l'exportation. ci dëkk bi lañ koy bayee mais day génn dem après. kon agriculteur boobu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax, ndax mën na jur fitna cib dëkk. nañ ko bàyyi xel bu baax a baax, mooy agrobusiness. beneen bi mooy agriculture urbaine. agriculture urbaine
mooy mbay mi nga xam ne ñu ngi ko defee ci biir taax yi ndax tool yi naam moom ci dëkk yi nga xam ne ci monde rural bi la nekk mais gis nañ ne agriculture dañ koy def ci biir taax yi buñ koy def ci biir taax yi nag boobu dafa nekk intensif bu baax a baax a baax ndax dañuy jël benn espace vert daal di koy valoriser ba di fa bay ay légumes yu mucc ay yoo xam ne ménage yi ko wër yëpp day ñëw di approvisionné wu foofu nga dem itam ñoo xam ne dañoo def formation ñuñ seen kër ñu fay def ci kaw terrasse yi ay table micro jardinage di bay seen nekk def ko potager familial lépp loo xam ne légume la wala ay plante xanaa kii exotique yoo xam ñu ngi koy bay ci seen kaw terrasse saa leen neexee ñu dem witt daal di togg ba pare nag bu ëppee ñu jël jaay ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen wër beneen bi tam mooy les jardins de maison am ñoo xam seen kër yi dañoo yaatu bu seen kër yi yaatoo dañuy dem ci ginnaaw mu mel ni lañ doon la maam doon wax làkk dem di fa bay lañ fay bay itam toujours mooy légumes yi nga xam ne ak salade yi nga xam ne day dem ci biir kër gi su ñu jëlee li ñu soxla ba pare la ca des dañ koy soppali comme activité commerciale di jël légumes yi di ko génnee ci penc ma di ko jaay nit ñi donc Marème loolu mooy type d'agriculture yi nga xam ne moom lañ constaté ci biir Sénégal. jërëjëf Awa leeral li am na solo lool macha allah ak kon su ma déggee ci ni nga waxee daal si ma jéem ko tënk mooy ñaari façon agriculture am na agriculture intensive ak extensive intensive surface bu limité lay doon extensive muy surface bu yaatoo yaatu buy laaj ay hectares mais nag li ci gën a fës mooy agriculture Sénégal li ci gën a fës mooy agriculture familiale nga xamante ne jël na 80% de la population li ci ëpp moom la ñuy pratiquer li nga xamante ne consommer li ñuy bay dinañ ci consommer rënk ci aussi tamit am partie bu ñuy jaay mu mën a dugg ci biir askan wi ëlbitikuwaat yi ñoom tamit ñu am ci ay pécule financière mu amaat beneen type d'agriculture bi agro business bi te boobu nag la xel nag war a gën a bàyyee xel parce que boobu lépp lu ñu bay borom doole koy ñoo def te bu paree da koy jël yóbbu ko bitim réew dem jaayi nga ne naam nag mën na indi yëngu-yëngu mu amaat aussi tamit agriculture urbaine yi nga xamante ne tamit am na micro jardinage ak leneen ak leneen li nga xamante ne mën nañ ko soxla ci biir kër gi li ci des aussi tamit suñ ko mënee génne si pénc mi nit ñi mën cee jëfandikoo yi tamit ñu jaay ko yi tamit da cee am solo lool am tamit jardin de maison kon daal aw ni mu ko waxee daal mooy daanaka tënk nga lépp amee nag awa ku am type d'agriculture yooyu yëpp macha allah dans sa diversité dans sa globalité loolu tamit laaj na ñu organiser ko ba mu mën a jouer pleinement son rôle de développement au sein des communautés kon nag awa ma tourné laajaat la sama dernière question comment doit-elle être organisée pour un développement des communautés. jërëjëf Marème sawar naa lool pour sa question boobu nga ma posé noonu la ñu war a organiser mbay mi ak moo am solo ndax réew mu màccul ci loolu xamal ne réew moom développement dafay woon gannaaw dangay jël le cas du Sénégal actuel dañoo am ay mauvaise politique agricole moo tax dëkk bi ba léegi dara doxu fi loolu laay génne tuuti une brèche pour wax ñun li ñu tardeel comment on doit organiser l'agriculture mbay mi dañ ko war a organiser mbay mi benn càllale boo xam ne la
comme nga jël sa benn corde di fas fu ne nga fas mais fas bi njëkk moom mooy production ñu bay beneen fas bi ne bokk ci càllale bi mooy transformation beneen fas bi mooy commercialisation léegi nag loolu yépp dañ ko tënk tuddee ko chaîne de valeur chaîne de valeur li tax politique agricole yi war cee tënku mooy moom dafay jël maillon yépp boole leen lëkkale leen ensemble parce que bu ñu waxee agriculture rek mbay moo xam ne dina jëriñ waa dëkk ba il faut ñu organiser ko ba nga xam ne ñetti maillon yooyu may wax ci chaîne de valeur bi producteurs yi transformateurs yi ak commerçant yi mooy wàllu commercialisation ñooñ dañ leen di lëkkale ba pare organiser leen ci biir ay interprofessionnel des producteurs interprofessionnel des transformateurs interprofessionnel des commerçants loolu la ñuy wax opérateur de marché commerçant yooyu ñetti maillon yooyu dañoo am liaison boo xam ne di demalante ko fekkalante ba nga xam ne état bu ci jàppul organiser ko avec une très bonne politique agricole avec des projets consistants et fiables efficients dëkk ba du dem ndax mbay mi il ma fàttaliwaat la mission du producteur est de nourrir le Sénégal donc ñoom ñoo war a nourrir les communautés kon organiser leen da ciy baax jàppale leen da ciy baax ñu ñëw commencé ci ñi nga xam maillon mi nga xam ne mooy producteurs yi maillon producteurs yi état da leen a war a jàppale wutal leen ay jiwu yu mucc ayib da leen di accompagner da leen di gunge ndax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi ñoom ñoo gën a xam lu nangu ci seen suuf ak loo xam ne lu nanguwul ci seen suuf donc dañ leen di état bi da leen jàppale booleel nag waaye xarale yi ñu wut ay jiwu yu mucc ayib yoo xam ne tey adapté wu ci zone bu nekk bu ñu nekk ci Sénégal parce que Sénégal bu dañ ko jël diviser ko en 6 zones agroécologie 6 zones yooyu nag bu ci nekk ak jiw ba fa war a dem bu ci nekk ak xanaa engrais organique bu fa war a dem boo déggee engrais organique mooy fumier mooy li nga xam ne dafa jógee ci mala yi donc loolu tam pàcc la boo xam ne il faut ñu lëkkale ko ak agriculture mooy élevage dañ ko war a toftal ci agriculture parce que ñoom ñoo war a ànd pour ñu am produit bu baax élevage muy ay nag di ay fas di mbaam sëf di xar di béy di ginaar tos yooyu yëpp dañ koo soxla pour dundal suuf si bu baax a baax mu am doole ba nga xam ne ñu am ay rendement yu am doole donc état bi bu buggee jàpp ci wàllu production bi moyen production pour mu baax ñu produire lu baax lu mucc ay te doy Sénégalais yi yëpp il faut état bi dugal ci loxoom ci les 5 facteurs de production les 5 facteurs de production bi ci njëkk mooy le capital humain nit ki il faut mu wér lekk ba suur am doole mën bay le capital matériel mooy bépp jumtuwaay boo xam ne war na koo soxla pour liggéey suuf si ba am ay rendement yu baax loolu il faut mu am ko muy le matériel ñu jëm ci wàllu intrant bu ma waxee intrant mooy jiwu bi
ak li nga xam ne mooy pajtal bu fekkee feebar am na bu dabee xanaa mbay mi les intrants agricoles loolu mais des intrants de qualité la maîtrise de l'eau ndox mi il faut ñu maîtriser ko état dimbali xanaa producteurs yi ba ñu maîtriser ndox mi maîtrise de l'eau mooy lan mooy benn bi ndoxu maam yàlla bi nga xam ne dafay taw ñu defar espace yi ba nga xam ne ndox mi bu ñëwee day dugg directement ci suuf si espace cultivable yi beneen bi bu ñu génnee ci nawet bi am nañu hors saison boobu moom la ñuy wax culture yi nga xam ne mooy culture ay maraîchage ak yooyu yëpp mayum dër ci lañ koy def bu boobaa tam foofu dañoo war a bënn ay forage bënn ay teen jàppale baykat yi ba wax dëgg yàlla ñuy bay noor di bay nawet forage yi bu baaxee teen yi am ndox ndax forage aussi investissement yoo xam ne la yu rëy la état moo ci war a dugal loxoom bu baax a baax donc il faut ñu jàppale nit ñi pour maîtrise de l'eau boobu ñu maîtriser ko ba xam nan lañ koy utiliser ñu am des bonnes techniques d'irrigation yoo xam ne yu durable la yoo xam ne yu efficient la baykat bi dina utiliser ndox mi mais ndox mi tuuti lay def pour li nga xam ne moom la xanaa garab gi war a dundee rek mu dundee ko la ca des mu dem ci yeneen garab yi loolu mooy une bonne maîtrise de l'eau beneen bi mooy une bonne politique de l'élevage maanaam ñu xoolaat càmm ji bu baax a baax ni ñu xoolaatee càmm ji mooy ñu xool race yi nga xam ne ñoom ñoo existé au Sénégal ay mala yoo xam dañoo baax ñu jàppale baykat yi ak sàmmkat yi ñu am ay mala am ay parcours de bétail ci biir communauté yi fi nga xam ne dañuy bayee daa war am ay parcours de bétail ba nga xam ne suñu xëyee fu ñuy dàq nag yi wala kii ñu jaar ba dem sàmm leen wala itam ñu dimbali leen foo xam dañuy stabuler nag yi nga xam ne dañuy jëfandikoo seeni tos la ñuy wër di ko wuti maanaam jël benn tool bàyyi fa nag ya loolu mën naa nekk mais mën nañu aussi fi nga xam ne foofu la ñuy jaar ñu organiser ko ba nga xam ne tos yooyu ñuy bàyyi ci seen ginnaaw loolu yëpp dañ ko mën a jëfandikoo dafa baax itam ñuy bàyyi yenn mala yi ñuy taxawaalu parce que loolu moom mooy andi la régénération naturelle assistée comme le cas comme garab yi ñuy wax ay kàdd ak leneen ak leneen mala bi day lekk su lekkee bàyyi ko ci ginnaawam loolu mooy jur après ay garab mooy RNA le système RNA régénération naturelle assistée donc soxna Marème loolu am na solo état bàyyi ci xelam bu baax a baax les 5 facteurs de production mu jàpp ci pour producteurs yi wax dëgg yàlla ñu mën a mbay bu mucc ay ñu tëral itam des programmes d'appui à la soudure période bi nga xam ne day méttee ci baykat yi ñu wut ay ressources connexes yoo xam ne dañ koy yombalal baykat yi pour wax dëgg yàlla baykat yi suñu amee jafe-jafe mën a xanaa utiliser ressources yooyu ñu jógee ci foofu ñu dem ci li nga xam ne baykat bi pour communauté bi bañ a am benn jafe-jafe ndax comme moom mooy activité principale prioritaire et primordiale moom bu bayee ba pare lii da ciy wàññi pour conserver ko mooy maanaam jiw ya jëm déwén jiw yooyu itam état bi da cee war a jàpp ba nga xam ne bu ko wàññee sélectionné ko mu lëkkale ko ak
institut de recherche yi ba ñu càmbar liggéeyaat doom yooyu ba nga xam ne buñ ko jëlaatee buñ ko defaasee ci suuf si dina am lu am solo luy génn la ca des mooy li nga xam ne moom la ménage yi war a dundee ak li sénégalais yi war a dundee loolu dañ koy génnee beneen bi nag muy wàllum commercialisation famille bu génnee li muy lekk ba pare leneen li ci des da koy jël mu jël ko jox ko opérateur de marché yi muy jaay mais nag am na loo xam ne depuis juróom benn at ñu ngi ciy réfléchir muy transformation kooku tam maillon la maillon boo xam ne la bu am solo ci chaîne de valeur la ndax producteur bi nga xam ne moom am na lu des ci mbayam li mu dundee génne na ko at mi ba mu jeex mu am lu des mën na koo transformer pour yokk njëgu la nga xam ne moom la bayoon loolu mooy transformateur yi maillon boobu transformer mooy ñu jël dugub def ko caakri def ko xanaa cere def ko sànqal def ko araw suñu paree def ko ci ay sachet di jaay wala ñu koy peese di jaay kooku itam béykat bi daf ci gën a gis boppam ndax lu nga xam ne da ko desal rek da koy dem jaay transformateur bi te transformateur boobu aussi da koy jaay ci da koy jënd ci prix bu jaadu bu ñu càmbar ba nga xam ne commerce équitable lay doon ci seen diggante moom muy transformé dina am béykat bi dina am leneen lu dolleeku valeur ajoutée ci li nga xam ne moom lay bay donc ñooñu itam transformateur yooyu dañoo jar a jàppale ndax transformateur yooyu am na ay investissement yu soxla yoo xam ne état da cee war a dugal loxoom transformateur yooyu am na ay fonds de roulement yoo xam dañ koo soxla fonds de roulement yooyu mooy lan mooy loo xam ne ndimbal loo xam day jógee ci état bi fonds de garantie boo xam ne gis naa ko ci Sénégal émergent bi capital boo xam dañ ko destiné à ça muy nekk lu am solo nga xam ne transformateur yi mën nañu dem ñu tibb ci buñ ci tibbee mën a fay baykat bi à temps produit jënd seeni machine te loolu dina leen permettre ñu daal di produire lu bari transformer lu bari di ko jaay te ba pare nag taux d'intérêt bi ñu leen ciy tegal taux d'intérêt bi du bari boo bëree ba bëri 7% lay doon transformateur yi nag ñoom itam ay interprofessionnel lañ leen di regrouper ñu nekk ko ba pare nag di lëkkaloo ak opérateur de marché yi lu am solo ndax opérateur de marché yi dañuy dem jëndi dugub ji ci baykat yi ñëw di ko jaay transformateur yi transformateur yi aussi ñoom mën nañu am système boo xam ne teg nañ ko lal nañ ko producteur bi ba nga xam ne moom day am lien direct ak baykat bi ba nga xam ne lu mu desal rek dafa koy jaay ko nag ci njëg moo xam ne commerce équitable lay doon maanaam ku ci nekk la nga yellool ca prix nga am ko ci produit bi nga xam ne moom ngay créer donc état bi loolu war na cee xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax soxna Mariam opérateur de marché yooyu ñoom itam mooy ñi nga xam ne maillon bi nga xam ne moom moo mujjee état da leen a war a dooleel leen passé wu lu dul ñoom la nga xam ne moom la ñu am démarrer seeni activité di seeni koppar état yombalal leen xaalis ci banque yi ñoom tam ba nga xam ne mën nañu am xaalis jusqu'à 7% wala jusqu'à 5% yenn saa yi sax mën nañ leen a jox xaalis jusqu'à 6% ci banque lëkkale la ñoom ne leen dem leen jëndi li nga xam ne moom la béykat yi ak transformateur yi di produire
ngeen dem daal di koy jël lii ngeen jaay ko transformateur yi bu transformateur yi transformé ba pare ngeen tamaat jëndaat seeni bagage daal di koy jaay ci lu mel ni foire sous régional yi ci lu mel ni bitim réew aussi ñu ko fa yóbbu mooy loo xam ne dañ koy exporter mu nekk devise génnaat ñëwaat ci biir askan wi te buy ñëw tam ak doole lay ñëwee loolu mooy gën a am doole wëlbati bi day nekk wëlbati bu am solo macha allah boo xam ne comme par exemple produit bu dee amee nañ ko fii Sénégal à comme kilo cere 1000 francs opérateur de marché bu ko jëlee mën na koo jaayee bu demee sur le marché européen wala à travers AGOA sur le marché américain mu jaay ko jaay boo xam ne bu mucc ayib lay doon ndax umpale wuñ ne céréales yi scientifique yi def nañ ci ay recherche bu baax a baax yu poussé sax te du ay scientifique yoo xam africain lañu ay scientifique en dehors de l'Afrique la ñu ne céréale dafa baax ndax céréale bu fekkee dafa njëkki sa biir ci suba si mu fanaan ci sa biir itam yow yenn feebar yi du la gaaw a dugg yenn feebar yi doo ko am ci sa àddina kon soxna Marème noonu la ñu war a organiser agriculture du Sénégal muy lu mucc ayib ndax buñ fàtte toujours que ne mbay bu sooxee dëkk ba yëpp sooxe mbay buñ ko nasaxalee dëkk ba yëpp nasax baykat bi bu ñu ko mayul doole buñ ko néewalee doole koom-koomu dëkk ba yëpp mooy ñàkk doole donc dañoo war a organiser agriculture bi ci anam boobu ma ko waxee ñu organiser ko wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne chaîne de valeur boo xam ne la état bi da ciy jàpp partenaires yeeg acteurs intervenants yëpp jàpp ci ba nga xam ne synergie yooyu dina jur loo xam ne wax dëgg yàlla naataange lay doon. waaw jërëjëf soxna Marème kontaan naa lool ci plateau bi kontaan ci waa sunu kër FM di rajo boo xam ne c'est la première radio africaine basée à Los Angeles ma leen di sargal bu baax a baax ba ma la sante ba pare yow maa lay sant bu baax a baax soxna Marème di gërëm waa sunu kër FM di leen gërëm bu baax a baax di gërëm sama fidèle auditrices yi ak auditeurs yi dama leen di jox mention spéciale ndax yéen may déglu di ma suivre ma leen di wax ne di leen jox dig daje alxames bii di ñëw à la même heure avec un nouveau thème sur le développement local may tëjee di inviter nos États africains surtout l'État du Sénégal à renforcer la chaîne de valeur, surtout la production, un maillon important de la chaîne de valeur. État xaalis bi mu yor yëpp na koy jël di ko dugal ci chaîne de valeur bi di dooleel ñi nga xam ne ñoo séq chaîne de valeur di leen jox ay tàggat am yu mucc ayib ñu lëkkaloo ak institut de recherche yi maanaam état mettre à la disposition de ces 3 maillons ñi xarañ ci li ñuy liggéey ñu jàppale leen gunge leen. Et je termine en dernier, consommons local pour agir globalement. Je vous remercie.
jërëjëfate soxna Awa, leeral bi am na solo te am njëriñ, te su ma koy tënk ci lu gàtt rek laa koy tënk. mooy Sénégal dafa am mauvaise politique agricole. ci lu mu war a gën a mën a taxaw mooy chaîne de valeur bi. chaîne de valeur bi di ñetti pàcc: production, transformation, commercialisation. mu fexe ba maillon yooyu mu lëkkale leen, muy producteur, transformateur, commerçant, ci biir benn fànn bi ñuy wax interprofessionnel. bu boobaa lëkkaloo bi nga xamante ni mënut a ñàkk, ndaxte faw ñu ànd di liggéey, bu boobaa boobu lay ëpp porté ci biir askan wi ba ci biir nguur yit. kon daal Awa, élevage yi tamit ñu lëkkale ko ak agriculture, parce que am na agriculture lu muy soxla ci sàmm gi pour nga xamante ne rendement yi dina am doole lool. it tamit nag nga xamante ne nag dañoo am mission nourrir les populations, ñu jox leen cër ba ñu moom, jox leen, fexe leen ba outiller leen ci xarañ la, ci jumtukaay, ba nga xamante ne fu ñu war a yóbbu agriculture ñu yóbbu ko fa. lu mu war a mën a jouer ci croissance si croissance produit intérieur brut bi it tamit mu mën ko cee am lool. kon nag fu ñuy xaar état te mu war a mën a jël mission bi mu jox agriculteurs yi pour ñu mën ko accompagner, yokku économie bi, wax fa dëgg yàlla koom-koom bi yokku lool ba ñëpp gis ci seen bopp, il faut yi tamit ñu taxawu leen, ñu mën a jouer seen rôle pleinement. kon nag soxna Awa, maa ngi lay jaajëfal. li ma metti rek mooy technicien bi taxaw rek di ma tàllal loxo di ma wax ne émission bi jeex na, waxtu wi ñu mayoon jeex na, et à chaque fois ñuy gis ne li nga ñuy indil day riche lool ba on ne voit même pas le temps passer. kon naka Awa, gërëm nañ la, sant nañ la, te ñu lay joxaat dig daje alxames bii di ñëw ci bu 16h jotee, incha allahu rabbi, ci mbaaxu yàlla. Awa it balaa ñuy tàggatoo yi tamit ma bàyyi la rek nga tàggatoo encore say fidèle auditeur ak auditrice bu Sunu Kër FM. jërëjëf soxna Awa, fi nga daanelee am na solo, te yaakaar naa ne say auditeur ak say auditrice ak it tamit autorité yi dinañu déglu sa cri de cœur, ndaxte li nga wax yépp njëriñ la. te nee naa ko am volonté politique day ànd ak saytu bu xóot, jëf ju sell, akum topp bu wóor ba nga egg ca njeexital ga. kon nag Awa, biir daal dañ koy topp ba mu jeex, nga xool lan la jural, lan la indi, ndax mën nga koo continuer wala waroo ko continuer, lan laa ci war a def ci xaalis ak nan laa koy améliorer. kon nag Awa, macha allah, li nga wax kenn mënu cee teggi leen te it tamit kenn mënut a wax lu ëpp li nga wax. xanaa rek di la jaajëfal, man ni tamit di la tàggu, di la jox dig daje. waaye nag duma jeexal yi tamit lancé wu ma benn page pub, may rek woo chers auditeurs yi nee na képp ku bëgg a déglu émission politique de développement local et rural, ñu ngi lay ñaan nga dem ci YouTube, télécharger Sunu Kër FM, la première radio panafricaine basée à Los Angeles, par Play Store ou App Store. ñu ngi leen di jaajëfal.
kon nag maa ngi ñëw man tamit tàggu auditeur ak auditrice su Sunu Kër FM yi et je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un autre numéro. L'antenne est à vous.